asalaamaaleykum mbokki internaute mbokki àdduna wërngal këpp ñu leen di nuyu ci seen site E221 bi nga xamante ne jamono ji moo xew ci jamono tey nag ñu am invité bu mag bi nga xamante ne nii moo fi nekkal consommateur yi ñu tuddee ko Momar Ndao di président ASCOSEN Momar Ndao ñu bàyyi la nga nuyoo. maa ngi lay nuyu di nuyu waa internaute yi nekk di seetaan E221 yëpp ci biir Sénégal ak bitim réew. waaw Momar Ndao ñu mel ne temps yi dafa am loo xam ne dafa xew ci wàllum lii di mburu bi ñu yeewu rek gis mu daal di yokk mu dem ba 200 francs mu nekk loo xamante ne nag amoon na jiixi jaaxa diggante consommateurs yi ak ñi nga xamante ne ñooy boulangerie yow en tant que président consommateur nan nga gisee loolu. voilà ni ma ko gisee mooy dafa am ay techniciens yu nekk ministère du commerce dañuy def sabotage lii moo tax ñuy saboter ni ma ko gisee nii la xam nga ñun dañ fee kaas ne nañ wàññi ba tax gars yi wàññi woon li nga xam ne mooy farine bi def ko 18000 biñ ko defee 18000 ñu calculer mburu mi ñu ne kon mburu bi nga xam ne moom la ñuy wax baguette bu 190 grammes bi mi ngi jar 150 francs ñu nekk ci loolu ba ci yàgg état bi wàññi li nga xamante ne bi moom mooy gasoil benn wàññi ñu ne déetawaay ñu wàññiwaat ko ñaari wàññi te xam ngeen ne gasoil moom la ñu lakkee mburu four yooyu gasoil lay fonctionner déjà ñaari wàññi yooyu ñu wàññi rek waroon na tax ñu wàññi mburu wàññi wuñ mburu ñu dawal tuuti ñi nga xam ne ñoom ñooy defar farine di wujjee seen biir ba prix bi jógee 18000 wàcc ba 13500 maanaam presque wàññi 5000 francs 4500 moo ci wàññee ko te farine mooy li nga xam ne moo gën a am solo ci li ñuy dépenser pour defar mburu ñu dem gis état bi ne leen non mais il faut que gars yi wàññi ñu ne non c'est-à-dire comme lii nii wàññi la boo xam ne li ko waral mooy ay wujjee nekkul wàññi boo xam ne dafa nar a définitif et cetera kon daal nañ bàyyi dañuy bañ ñu wàññi après bu subaa ñu yokk ngeen sonnal ñu naan walla yéen a ngi yokk ñu dawalaat tuuti état bi wàññi électricité 10%. loolu yëpp nekk ci loo xam ne ay bénéfices yu bees yoo xam ne boulanger yi am nañ ko ñu toog ñi nga xam ne ñoom ñoo yore farine bi bàyyi kujjee bi waaye wàññi ko ba prix bi yéegaat nekk 17500 donc ba tey mi ngi gën a néew fa mu tolloon ba ñuy fixé prix mburu bi mais wàññeeku am na ci gasoil bi ndax moment bi ñuy fixé prix mburu gasoil mi ngi doon jar 792 te léegi mi ngi jar 655 kon ba tey gasoil wàññeeku na électricité bi wàññeeku na 10% kon même malgré prix bi fi mu toll léegi nga xam ne jege na fa mu toll woon muy farine bi wàññi moom la ñu waroon a wax jëmale ko ci mburu mi léegi nag boulanger yi ne non comme farine bi jógee na 13500 ñëwaat ba ay 17000 donc nañ yokk ñu ne leen yokk du ci dal ñu wiiri ñu ne leen yokk du ci dal léegi ñu dugg génn tout ça ne bon léegi yokkuñ mais nañ leen may ñu defar mburu bu 200 ñu ne leen ñun d'accorduñ loolu pourquoi parce que mus ngeen ñoo def coût bi ndax am na benn at dañ fi waxoon dañuy defaree benn genre mburu boo xam ne mooy doon 4e format ndax dafa am ñetti format yoo xam ne moom lañ leen autorisé benn bi mooy bu ndaw bi benn bi bu diggu doom benn bi mooy bi jar 150 léegi nag ñu ne leen su ngeen ko defee ñun d'accord ñu wax ko état bi technicien ministère du commerce yi ne ñu noo garaawul léegi ñun dinañ surveiller ca suba ga rek soo ñëwee foo bëgg a jënd mbiru 150 rek ñu ne la jeex na mburu bu seer bi rek moo des léegi nag bi ñu xamee ne wiiri nañ façon bu nekk ñun ñu koñe leen pour bu ñu yokk mburu bi ñu ñëw gis techniciens yi ne leen waaw voilà léegi dañ bëgg ngeen mais ñu defar 4e format bu 200 su ko defee ku bëgg 200 jënd ku bëgg 150 jënd léegi 150 yi moom la ñuy jaayee ci boutique yeeg yooyu 200 yi moom la ñuy jaayee ci. ndax yow jotoon nga toog ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy boulangerie ngeen toog def waxtaan. waaw dafa am li ñuy wax commission boo xam ne commission technique la dañuy toog waxtaan consommateurs yi dañuy toog boulanger yi toog administration toog ñëpp ñi nga xam ne seen loxo dafa dugg ci affaire farine toog su ko defee ñu calculer techniquement gis ni nga xam ne moom la war a demee moo wax état bi man leen ñun d'accord 4e format.
ndax 4e format suñ ko defee bu subaa dootoo gis 105 mburu 150 ñu ne non dinañ vérifier man leen xam ngeen ne mënu leen vérifier parce que c'est pas la première fois muy am ndax état mënul ñëw ci benn boulangerie ne ko yow par force da ngay defar 100 mburu yu 150 def 50 mburu yu 200 def 10 mburu yu 125 et cetera waa ji bu ñëwee ne la mburu bi 150 bi jeex na mais te nga bëgg mburu bu 200 rek mooy des il faut nga jënd bu 200 kon loolu yokk la. gannaaw ba ngeen waxoon ak état. ñoom lan lañ décidé woon ba ngeen leen wax yéen d'accordu leen. léegi nag ñoom techniciens yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ministère du commerce ñoom ñoo def sabotage bi ne waaw léegi nañ adopté loolu ñun dinañ vérifier te leer na leen ne mënuñ vérifier loolu sabotage la parce que ñun liñ gis mooy état dafa war a aar askan bi waruñu leen dugal ci benn système boo xam ne système triant la ñun ci biir réunion yooyu ñuy def toog nañ benn boulanger ne ñoom amuñ balance waaw ku amul balance te yoon teg la ne la mburu bi 190 grammes la war a peser pour jar 150 kon kay problème am na parce que yow da ngay tandus rek mus naa ñëw benn réunion ne leen yéen man calculer naa mais seen mburu yi matul 190 grammes affaire bi indi coow lu rëy ñu ne non wax kii man leen sàcc ngeen mun dañ lay porter plainte nangam benn naar boo xam ne dafa am boulangerie ñëw indi dem jëli mburu indi ak pèse balance boo xam ne balance de précision moom comme gëmoon na ne mburoom moo gën a diis ci gars yi mu peser fekk man leen yéen seen mburu yi ay 172 grammes lay peser boobu sax peser wu ma ko mais dama defoon benn calcul scientifique pour génnee poids bi rek waa ji teg mu nekk 171 grammes virgule 9 maanaam presque 172 mu jëlaat beneen teg mu nekk 172 grammes virgule 1 maanaam la ma waxoon looloo am te 192 grammes 190 grammes la waroon nokk man leen nag donc gis ngeen ne yéen seen bopp ay sàcc ngeen ñu ne non mburu bi dafa évaporé te loolu taxawul. ba tey dañuy tag ci wàllum prix yi. mais dinañ ñëwaat ci li nga xam ne mooy wàllum mburu mais dañuy dem ci li nga xam ne mooy wàllum dundun gi. mooy denrée de première nécessité comme ni ñu koy waxee. ñu xëy gis ne li nga xamante ne mooy riz parfumé bi dafa daal di yokk. ñu ne déeta waaye gis ne bidon diwlin bi tamit yokku na ñu pare ñu ne ñu waat saaku soble bi tamit dafa yokk. yow loolu tamit yan jéego ngeen ci def pour mën a dimbali ñi nga xam ne ñooy askan Sénégal ndax dafa nekk loo xamante ne lu metti la waaw xam nga ñun bi ñu waxee ak état depuis temps yi Ablaye Wade ba léegi état daf ne dafay seet nu mu dimbalee néew ji doole yi donc prix yi nga xam ne mooy prix wu riz parfumé dañ jàpp ne ñi nga xam ne ñoo am doole tuuti ñoo koy jënd moo tax riz simple bi nga xam non parfumé la moom la état di surveiller di fixer loolu tax riz parfumé moom prix la boo xam ne lu waay neex jaayee concurrence bi moo koy gérer ñun sax loolu d'accorduñ ci wax nañ ko état nee nañ leen riz parfumé nekkul ne ku am xaalis rek a koy jënd ndax boo jëndee ceeb boo xam ne parfumé wuñ ko dafay naan diwlin su ko defee li ngay dépenser ci diwlin day tax ba daanaka sa njëgu ceeb soo toggee plat bi dafay cher parce que da ngay gën a jënd diwlin même bu fekkee njëg gi nga jëndee ceeb bi yomb na loolu taxoon ñu ne état na xoolaat li nga xam ne moom mooy ci ceeb parfumé mu dugal ko yi nga xam ne ci la ñuy fixé mais comme pour l'instant bokkul ci li ñu administré donc day nekk comme prix libre loolay problème bi diwlin bi moom prix bi fixe la maanaam état moo koy fixé amuñ droit yokk ko voilà donc loolu moom mooy li am képp koo xam ne gis nga fu ñu yokkee diwlin buñ ko kiyee ñu verbaliser leen parce que prix diwlin moom amul yokk beneen bi nga wax mooy soble bi état tamit ministère du commerce dañ ciy lajj toujours xam nga lu tax munoo wax ne yow béykat bi temps ngay jaayee ki nga xam ne moom mooy intermédiaire bi mu ñëw jënd ko ci yow ba pare te waxoo consommateur bi ne ñaata la ko war a jënde parce que bu fekkee da nga wax waa ji ne ko yow mi bay jaayal 250 léegi ki nga xam ne mooy jaay consommateur waxoo ko dara mu ñëw di jaayee 700 dafay rayaate. mais loolu moom kan moo koy fixé. kooku dafa am ku ñuy wax autorité benn agence de régulation des marchés ministère du commerce la bokk mais ñoom liggéey bi ñu war a def duñ ko def normal toujours mooy tax problème yi di am parce que dañuy def ne su fekkee ne mbay soble bi ñor na
dañuy wax ne duñu importer tant que mbay mi jeexul mais soo coordonné wul bu baax diggante importé bi ak li nga xam ne moom lañ bay fii day am problème parce que bu fekkee ne li ñuy bay fii nii dafa wàññeeku bu baax a baax te importé woo prix yi day yéeg surtout bu fekkee ne yow fixé woo ne prix bii lañ war a jaayee consommateur kon dafa am moment boo xam ne war ngaa ubbi frontières yi ñoom ñu fekkante fi su ko defee njëg gi nekk toujours njëg yoo xam ne dafay yenu maanaa beneen bi mooy bu fekkee ne da ngaa teel a ubbi trop su boobaa ñii seen soble du jar comme il faut donc liggéey boobu nag lañ deful normal beneen bi nga xam ne moo ci nekk tamit mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy consommateurs yi dañ leen war a fixer le prix boo xam ne fixe normal ministère du commerce daal dañuy saboter daal man daal ci li ma gis techniciens yi dañuy saboter waaw wax naa leen ko démb rek toog naa ak directeur du commerce intérieur jàppante bu tàng ma ne ko yéen da ngeen di saboter parce que xam nga lu ngeen di rax lu tàng ngeen di saboter mënuma ko comprendre xoolal ciment bi ciment depuis ay at a ngi nii gars yi bugg a yokk ñun ñoo leen di baare léegi ba état ne bon léegi dañuy def logements sociaux pour dimbale ñi nga xam ne dañoo néew doole ñu ne kon léegi logements sociaux yi dinañ fexe ba ñi nga xam ne ñu ngi jënd ciment ñu tegal leen benn taxe comme ñoom ñu ngi jënd ciment bay tabax mooy ne ñoo tànn ñi tabaxagul ñu ne kon dañ leen demander 2000 francs yoo xam ne dañ koy def comme taxe léegi pour def ko à côté pour que ñi bëgg a jënd logements sociaux yi dimbale leen léegi ñu ne comme léegi état nee na dina ci def taxe boobu ñu ne kon léegi état xam nga dootul mën a wax yokk du am léegi am na benn taxe bu 3000 bu état dugaloon ñu boole ko 2000 boobu muy 5000 bi état waxee yokk na 5000 fekk na ci diggante bi gars yi dañ doon saboté maanaam ñiy jaay ciment ndax comme nee nañ dañ bëgg a yokk man ma yàq affaire bi état def benn arrêté ne bu ñu yokk ñoom mënatuñ yokk officiellement mais bu demee ba directeur du commerce intérieur naan gars yi woy lii su état am na yoo xam ne su ko état defee ak sax ciment mun na ñàkk xam nga kon yaa ngi jox pexe ñi nga xam ne ñooy defar. dooguma la sax waaye ciment bu yokkee. ndax Sococim ak ay Dangote ñëpp dañuy yokk wala dafa am ñuy yokk. comme bi noonu la dañ doon ñoom si Sococim ñoo nekk ci bopp bi ñoom buñ commencé yokk toujours Dangote dañ leen di feelu. am na beneen cimenterie bu tudd Ciment du Sahel ñoom ñooy gën a yéex a dugg ci affaire yi mais bopp bi toujours Sococim toujours moo nekk ci à la base léegi nag bi nga xamee ne. ñun bloqué nañ leen ministère du commerce technicien yi nekk direction du commerce intérieur wan nanguwuñ sax dugg ci affaire man na leen mais gars yi ñu ngi spéculer nanguwuñ dem sax def seen liggéey léegi li nga xam ne moom mooy am mooy ne prix bi nga xam ne moom mooy prix officiel bi nekkoon gars yi respecté tuñ ko woon donc da ngay gis xam nga ciment daan na jar diggante 54000 la woon ba 58000 mooy façon ciment yi léegi su fekkee état yokk na ci 5000. kon kay dañ koy yokk ci li nga xam ne mooy prix officiel bu 54000 par exemple bi mais boobu doon jar 54000 am na ñu ko doon jaayee 61000 ci diggante bi ci affaire marché noir yi léegi su état waxee yokk naa 5000 rek waaye ji nga xam ne mu ngi ko doon jaayee 61000 da ciy teg 5000 muy 66000 mu koy jaay te fekk na ne moom fa mu ko waroon a teg mooy ci prix officiel bi. ma wax ak ministre bi ne ko mais ñii dinañ spéculer su ngeen jëlul kii arrêté wax ne prix bi lii la woon. dañoo gis ne prix su yokk. su yokkee suñu nee ba jëmmi jamono mu wàcc. pour ñeen ñi appliquer ko day yéex maanaam dañuy xaw a jël seen temps loolu lan la ci Ascosen mën a def parce que dañ koy gis même boutique yi dañ koy def. dañuy gis gaz day wàcc. ñu toog ay une semaine ñoom ñu doog ko wàcce. loolu moom bépp cas boo xam ne produit la boo xam ne. état moo ko fixé su ko gars yi wàccul suñ ñu saisiré ñu yóbbu gars yi ñu verbaliser leen ndax loolu la yoon wax mais bu fekkee par exemple ñi nga xam ne ñoom ñoo yore surveillance bi dañuy croiser les bras affaire sabotage la loolu lay dénoncer nii ndax ministère du commerce dafa am ay travail yu nekk foofu yoo xam ne ñoom ñooy préparer affaire yi sur le plan technique ministre bi day signé rek mais ñooñu buñ sabotee affaire bi day kii donc loolu bokk na ci li tax ba nga xam ni yenn prix yi ni ñu war a gaaw a wàccee walla ni ñu leen war a fixé
fixé wuñ ko. nan nga gisee ubbite yi nga xamante ne mooy wàllum KFC nga xam ne bu ñu xoolee Sénégal jamono ji bëri na fi. ak yi nga xam ne mooy wàllum Carrefour ci KFC bi sax la ñuy taxaw ndax dañoo gis ne ubbi na Sénégal commencé na bëri nit ñi tam ñu ngi koy consommer waaye dañoo gis ne avant ñu koy ubbi Sénégal am na dëkk yoo xam ne nekkoon na fa. jot na fa sax def ay déyo ci ay coow ci ay problème yi nga xamante ne ak ay coow bëri woon na fa. yow nan nga jàngatee KFC yi seen produit yu normal na wóor na wala. daal alors léegi KFC maanaam genre franchise la ay sénégalais ñu nekk waa Sedima ñi nga xam ñooy yar ganaar fii ñoom ñoo ut franchise bi fii di ko def donc ganaar yi réew mi la léegi nag nu ñu koy defee ñun contrôler guñ sur le plan technique ndax affaire bi jaar na yoon wala déet démb rek barki démb dem nañ fa pour dugg xool déjà en tant que lu client di xool jotaguñ nag benn réclamation boo xam ne wax na ne am na jafe-jafe bii wala déet donc ñun dinañ leen surveiller pour xool nu ñuy liggéeyee naka la pour l'instant liñ gisaguñ benn jafe-jafe mais buñ gisoon jafe-jafe incha allah liñ ci war yëpp dinañ ko def mais daal initiative wu waa Sénégal la ci seeni propre ginaar lañ koy defee donc loolu mooy pour KFC beneen bi nga wax mooy Carrefour yeeg yooyu ñun dañu wax ne grande distribution yi dañu war a gën a bari ndax xam nga yàgg nañ fee am depuis avant indépendance amoon nañ fi ay Printania ak yooyu ba dans les années 70 ci la Ndiouga Kébé créé Sam Priba et cetera donc jéem ci dugg mais problème bi mooy bu njëkk ñooñu ñëpp dafa mel ni patron yi lañ daan jaay maanaam ñu néew doole daawuñ fa nangu dugg daal parce que dañ jàppoon ne fii affaire yi patron la léegi bi Auchan ñëwee nag commencé jaay géej gi jaay yéet jaay kecax jaay li nga xam ne moom la ñuy jaay marché ci anam yu gën a sell ci même prix yi population yi nag ci lañ commencé dem ci ñoom et loolu jàpp nañ ne lu baax la parce que dañu war a moderniser ndax ñun jafe-jafe yi ñu amoon ak suñ mbokk Pël Fuuta yi mooy bu guddee dañuy fay frigo yi suñ fayee frigo bi produit bi dina yàqu te date bi di jot dañ koy du ñu defar seen boutique yi dañuy bàyyi kaña yeeg jinax yeeg yooyu yëpp di laal li ngay lekk dañuy jël produit boo xam ne poson la daggee ko paaka bi ñëw daggee ko beurre wala diwal la ci chocolat yooyu yëpp ay contamination lay indi te ñoom du ñuy respecté prix yi waaw. si grande surface yooyu ñuy wax ndax yéen Ascosen saytu ngeen ndax xam produit yi ñuy jaay ndax Sénégal lañ koy jëlee wala ndax bitim réew lañ koy jëlee parce que du ñàkk léeg-léeg nga gis ci ay produits yoo xamante ne date bi dafay passé wala du nekk loo xamante ne nii jaar na voie normale. jàpp nañ plusieurs fois ci bépp supermarché bu nekk fii moo xam Auchan moo xam Casino moo xam ñépp ñu fiy jaay képp ku fiy jaay am na bés am consommateur bu jënd am jafe-jafe ci qualité produit wala date bu passé wala dara ñu yónnee service yi ñu dóor leen verbalisation ay amende loolu moom chaque fois moo tax li ñuy demandé toujours mooy na Sénégalais yi vigilant soo ñëwee di jënd ci supermarché fi ñuy denc bagage yi dafa war a am benn thermomètre donc produit bu nekk dafa am température boo xam ne moom la affaire bi war a wane ndax produit mën na yàqu te date bi jotagul su fekkee température bi nga ko denc méngoowul ak température bi mu war a doon donc looloo tax chaque fois bu ñu ñëwee di jënd dañuy xool température yi nga xam ne moom la seen armoire yooyu wane loolu yëpp day joué. ci wàllum njëg yi sax la ñuy jeexalee ndax daanaka li ñu dese bëreetul ndax yow mi nga xamante ne yow boobu ba léegi yaa ngi xeexal consommateurs yi xam nga texte structure di jàppale ñu bëri ndax yow mos nga toog ak président de la république wala ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yu mag yi ngeen waxtaan ci nga ne leen carrément ni ñuy doxalee marché économique bi neexul wala baaxul ndax yow mosoon nga si toog ak kenn. ci la dëkk parce que man depuis 15 ans maa ngi liggéey présidence de la république depuis temps yi Ablaye Wade laa fa nekk président Macky Sall ñëwee daf maa reconduire man technicien la donc sama liggéey yëpp loolu damay xool lépp loo xam ne baax na ci consommateur bi ma ne nañ def lii lu ma jàpp ne ça ne va pas ma ne man lii jàpp ne ça ne va pas donc très souvent nag lépp lu ma proposé lu jëm ci lu amélioré ñu ngi koy appliquer mu ngi mel ni comme baisse loyer yeeg yooyu yëpp ak baisse yi ñu am depuis le début boo xoolee li nga xam ne moom lañu am ci ay baisse diggante meew suukar
diwlin, carburant, électricité, ay xaalis bu bari la, ay milliards la pour askan wi. Ndax ku doon fay 100 000 di fay 71 000 da nga am 29 000 francs yoo xam day presque day yokk ci sa salaire wala ci sa revenu. Donc loolu bokk na ci li nga xam ne day dimbale yi ñu war a régler. Ndax xam nga booy kaas ci koo xam ne mun ngaa wax ak moom mu déglu la mu ne li nga wax c'est vrai, xam nga dina ci ut solution. Mais booy kaas ak koo xam ne du la déglu wala mënoo fexe ba toog ak moom wax ak moom dafay xaw a jafe, mooy gën a métti. Kon am na benn avantage boo xam ne ñun am nañ ko ndax li ñuy mën a waxtaan ak kilifa yi ñuy mën a jël ay décisions. Momar ñu lay gërëm di la sant di la bàyyi nga joxe sa mot de la fin. Alors sama mot de la fin daal mooy consommateur yëpp ñu ngi leen di ñaan lépp loo xam ne gis nañ ne seen àq la te jotuñ ko buñ ko tayal. Lépp loo xam ne seen droit la te respecté wuñ ko buñ ko tayal nañ ñu saisir wala nañ saisir fii yoon nekkee benn pour que ñu adapté ko. Lu tax ma koy wax da nga gis ñun xeex nañ ba ñu wàññi location mais am na ñoo xam dañoo wax seen borom kër déedéet au lieu ngeen wàññil ma 29 000 wàññi leen 5 000 rek. Ak koo xam ne da ngay nekk ci benn kër waa ji ne la génnal nga génn soo génnee nga dem feneen waaye location boobu tamit su ma la déggee bu baax location boobu dafa mel ni nit ñi appliqué wuñu ko parce que da ngay gis koo xam ne dafay loué nit ñu yokk location mu génne kooku defaraat këram yokkaat lii. amul droit génne ko sauf xanaa bu bañee fay mais kuy fay normal ñu ne la génnal bañal ba ñëw ci ñun. Parce que pour génnee nit ki c'est très compliqué man gis naa ay bailleurs yu bari yoo xam ne dañ presque jooy xàccit parce que mënuñ fexe ba génnee seen bailleurs yi te seen locataire te yoon may na la nga dëkk ci benn kër ngay fay ba ci yàgg nga ne man daal waa ji li may luyee dafa seer boo ñu saisiré wala nga saisir justice dafay jël li ñuy wax expert mu calculé waat kër gi su dee par exemple yow mi ngi la doon fay 150 000 te 100 000 la doon fay daf lay rembourser 50 000 yooyu yëpp. Donc daal doole ji mi ngi ci locataires yi mais il faut que ñoom itam ñu nangu ko utiliser ndax yoon dafa wax ne waa ji bu la loué te prix bi mu lay loué normalul soo ko kalaamee il risque sax ñu tëj ko kaso. waaw kon vraiment na gars yi xam ne yoon lim protéger locataires yi nii la toll mais locataires yi ñoo war a quand même jël wàll gi nga xam ne moom la leen yoon may mais bu dee da ngaa dëkk ci kër gi nga su la waa ji waxee génnal nga génn ndax nga naan këram la déedéet nekkatul këram moom amul droit dugg ci kër ga te yow joxoo ko autorisation ak lu mu moom kër gi kon kay kooku moomatul kër gi mu ngi mel ni ki yore ceeb di ko jaay nga ñëw mu ne sama ceeb la jaayuma la su ne la jaayuma la rek buñ ko kiyee dañ koy verbaliser waaw donc daal na nit ñi xam seen droit ak seen àq ñoo ko moom nañ ko laaj suñ ko laajee jot ci problème yi ngay gis ci ay location yeeg yu bari dina jeex waaye bu fekkee lu ñu leen teg rek ñu tegoo ko tam dafay xaw a metti. ñu ngi lay gërëm di la sant mbokki internaute ak ñi nga xamante ne ñooy suivre enquête 221 loolu tey nag ki nga xam ne mooy Momar Ndao moom la ñu amoon mu wax ci wàllum prix yi wax ci wàllum consommation bi nga xamante ne Sénégal jamono yi jur na coow di leen joxaat rendez-vous si yeneen émission yi nga xamante ne nii dinañ ci toogaat gën a gëstu ak xam-xam waxtaan ci ak ñi nga xamante ne nii seeni xel ak seeni bopp màcc na ci li ñu jëm jërë ngeen jëf.